Amadou Sarr, secrétaire général du syndicat ferroviaire indépendant et démocratique du Sénégal, représentant l'UDTS à Thiès. mooy les 5 centrales yi nga xamee ni ñoo nekk ci coalition bi muy CNTS, CNTS FC, UNSAS, CSA et UDTS. li ñu andi nag comme d'habitude 1er mai dañ daan faral di seet li nga xamee ni moom la ñu weesu ci année bi lan moo ci sooxee ci sunu diggante ak employeurs yi lan moo ci nekk lu positif ñu saytu ko jéem a toog nag ak kilifa yi pour seet liñ ci war a redresser. loolu moo ñu andi tey nag ci gouverneur comme représenté l'État il fallait que ñu agsi ba ci moom gaaral ko li nga xamee ni moom la ñu am ci ay jafe-jafe ku nekk xam na ni jafe-jafe yi li ko gën a taral mooy feebar bi fi am muy Covid-19 tax na ba entreprise yu bëri sooxe nañu am na ñoo xamee ni licencié nañ leen am na ñoo xamee ni chef de l'État jël na disposition yoo xamee ni yu am solo génne décret boo xamee ni mënuñu dàq nit ñi complètement defal leen ay chômage technique di leen fay jusqu'à 70% ci seeni salaire mënoon naa ñàkk bu fekkoon ne loolu amul mais terewul entreprise yu bëri loolu ba nga xamee ni Covid bi jeex na sax terewul dugg nañ ca di jéem a faagaagal liggéeykat yi di leen sonal ak ñenn ñi sax ñu leen di daax Thiès nag dafa bare ay secteurs yu fi ne secteur ferroviaire mi ngi fi secteur de l'extraction industrie extractive mi ngi fi santé mi ngi fi enseignement mi ngi fi textile mi ngi fi hôtellerie restauration mi ngi fi mine muy extraction industrie extractive donc yooyu yëpp mi ngi biir Thiès ci biir Thiès te yooyu dafa nekk biir Thiès il faut que ñu wax ko ak gouverneur ndax moom it dañ ko ci soxla mu jàpp ci lépp lu mu ci mën ci wàllam mu jàpp ci ndax ñu mën a saafara jàngoro yooyu. mën nañ fi régler ay problèmes yoo xamee ni une partie de problème yoo xamee ni ci chemin de fer la bokk te loolu gouverneur war na mën a am waxtaan ak directeur général pour ñu xool nan lañ koy doxalee ndax bu yëngu-yëngu amee biir Thiès mooy gën a yëngu que beneen ci yeneen dëkk yi. chemin de fer am nañu problème yoo xamee ni salaire ñu war leen ko fay à temps am nañu ñoo xamee ni bu ñuy war a dem à la retraite ñu war leen fay seen à la retraite te à la retraite ba danañu toog ay weer voire même ay at ñu war leen ko jox te jaaduwul fi mu nekk ñoom travailleurs seen bopp société bi am na société bu taxaw muy société chemin de fer du Sénégal ñu tudde ko société de patrimoine DBF mi ngi fi moo doon Dakar Babacar ferroviaire travailleurs yi fan lañ ci nekk ak nan lañ leen war a jëlee en charge war nañu ubbi seen bopp ci wàllu boobu ñu xam exactement nu ñuy doxalee te loolu mën nañ ko waxtaanee fii soxluwul sax di àgg Ndakaaru wala soxlu di àgg feneen industrie extractive mi ngi fi côte minier daanaka travailleurs yi nga xam ne ñu ngi foofu kenn fonk leen kenn joxu leen seen cër bu ñu jëlee ci enseignement am nañu convention am nañu protocole boo xamee ne defoon nañ ko pour ay parcelles yooyu tey ñu ne leen fii la ëllëg ñu ne leen fële la jusqu'à présent mënuñu fexe ba xam seen parcelle fan la donc loolu dafa bokk ci seen i tawat. université yi tamit war nañu seet personnel yi nga xamee ni moom la ñuy envoyé ci université yi ñu mën ko saytu bu baax ba nga xamee ni dina mën a am équilibre au moins université Iba Der Thiam aussi ñu taxaw ci ni mu waree. bu ñu jëlee textile wax nañu ne textile NSTS bi daanaka téeméeri travailleurs ñoo fa ne te ku nekk xam na ni NSTS mën na jël sax 1000 travailleurs mais li mu aju lan la NSTS ak l'État ñu mën a toog xool nan la ñu mën a fexe ba résorber chômage bi ndax Thiès aussi bu boobaa Thiès lay amal njëriñ nit ñi dinañu mën a liggéey comme ni chemin de fer di mën a amee loolu. bu ñu jëlee industrie hôtellerie restauration et hôtellerie ñoom daanaka dañoo dee ñoo gën a sonn ndax ñoom la ñu gën a impacté ndax dañu arrêté woon hôtel yi arrêté woon restaurant yi ba ñu reprendre te aussi am na ci yoo xamee ni au lieu que ñu delluwaat normal mais dañu mel ni la 70% yi sax dañ ko gën a wàcc. am na benn restaurant bu fi ne Massa par exemple il faut que ñu tudd ko Massa ay jigéen ñoo fa ëpp waaye patron ba jëlatul sax heure de jëlatul sax travail da lay jël ñaari waxtu ñett pointé la ñaari waxtu ñett bàyyi la nga dem bu amee client mu woowaat keneen ainsi de suite noonu la bëgg a liggéeyee donc noonu day wàcce non seulement ce temps de travail
mais wàññi aussi sa salaire dugal la ci précarité boo xamee ni ku daan am 100 000 francs sax mën a dem ba am ay 20 000 francs à la fin du mois yooyu dañu ni jaaduwul te yooyu war nañ koo mën a wax fii ñu ngi koy woo nag inspection du travail fu ne. bu ñu jëlee la santé ñoom it ñoom dañu nekk à la pointe du combat ndax ñoom ñoo jàkkaarloog feebar bi ñoo jàkkaarloog yëpp waaye dafa am loo xamee ni dañ leen ko daan faral di jox muy seen i ndàmpaay ndax muy plan Sésame muy mutuelle de santé yi yooyu yëpp dañ koy jël en charge état bi war leen ko rembourser mu takk de ce fait donc ay sacrifice la ñuy def war nañu liggéey bu ñu liggéeyee ba mu jeex lépp luy prestation am nañ ci pourcentage boo xam ne dañ leen ko war a jox waaye pour ñu jot ko c'est la croix et la bannière te pourtant personnel bi il faut que ñu yokk ko pour que au moins nit ñi mën a ñu gën a mën a jël en charge nit ñi ndax feebar bi bare na hôpitaux yi sont débordés te it am nañu ay contractuels ñoo xamee ne ñoo nga fa di liggéey au lieu que ñu jox leen gëdd ba nga xamee ne ëllëg ak si biir sax ñu mën a gën a résoudre seen i problème loolu tamit sooxe na donc yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne mi ngi Thiès te bu ñu ko toogee saytu ko am nañu yaakaar ne dañ ci war a mën a jàll bu baax a baax a baax. bon am na aussi benn boo xamee nit mooy bâtiment travaux publics yéen ñëpp xam ngeen ko mooy problème usine chinois yi fii Taïfor bon foofu it am na tuuti jaxas-jaxas ci xelu nit ñi foofu centrale ba fa ne négocier na ak patronat bi au niveau de l'inspection du travail point yi nga xamee ne defoon nañ ko ba ñu defee préavis de grève discuté nañ ko ba mu jeex tàkk ba def su lu dul application période ba ñu war a def application délégué yooyu nekkoon doon conduire ces négociations entreprise yi dafa ni àgg nañu ci seen fin de contrat donc léegi nañu dem toog te du nanguwut renouveler kenn sa contrat loolu moo andi jax-jax ndax ku nga xamee ni moo la war a toogal war la xeexal nga jékki-jékki waxtu bi nga war a signé ni d'accord nañ ci lii te mun waroon nekk sa avantage kooku mënatul nekk alors loolu andi jax-jax ba ci biir entreprise ba daal di def mouvement d'humeur mu dem ba génn entreprise ba mu am ay travailleurs yu ñu ci arrêté actuellement ñu ngi war nañ leen juger balaa yàgg mais loolu tamit dañ ciy soxla kaddu kilifa yi fi ne ak état bi du Sénégal ndax ñu mën a stabiliser loolu ndax foofu près de 800 travailleurs te mën naa yokku ba tey day résorber chômage bu fekkee ne nag à chaque fois lu mel noonu day am day gën a yàq.